Asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum waa Sénégal ak doomi Sénégal fépp fi ngeen manti nekk si àddina bi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziara maa ngi leen di balu àq maa ngi baale te di ko sakku si yéen di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu sàmmuñu sàmm njaboot gi yépp tey la altine 18 avril 2022 waxtu wi may wax ak yéen 16 heures jot na ba weesu 38 minutes ci ndakaaru ak li ko wër mbokk yi tey dama jël kàddu gi une fois de plus pour ma waxtaan tuuti ak yéen ci li nga xam ne moo nekk ci li lëmbee réew mi surtout fan yii ñu nekk depuis bi ñu waxee waxu audio boobu nga xam ne prouver na li nga xam ne waxoon nañ ko yàgg na lan moo bees ci yëf yi li bees ci yëf yi mooy lépp luñ leen waxoon ay nit taxaw ci seen coobare ci seen ñàkk jom ci seen bëgg néewal doole dëgg taxawal li nga xam ne du dëgg taxaw na nu ñu ne dinañ leen dañu li ñuy wax décrédibiliser maanaam yàq li nga xam ne moo di crédibilité wu nit crédibilité mooy dama koy wax saa su ne di leen ne nit ñi kenn ku ne boo xoolee ci sa entourage boo xoolee ci nit ñi nga am boo xoolee ci mbokk yi nga am wala ay xarit yi nga màggandool am na nit ñoo xam ne dañu naan ñooñu seen kàddu jarul dóor sa doom bu nit ñooy indi la xibaar li ñuy njëkk a laaj mooy kan moo indi xibaar boobu bu ko defee boo dégloo ñu ne la diw ko indi nga naan ah diw de waxam jarul dóor sa doom wala diw de kooku jarul sax tardeel sa bopp maanaam tey jii gannaaw bi li nga xam ne depuis at nee nañ leen lii ay tàppale la waa kër ñàkk jàmm fas ci mooy bëgg dëggal li nga xam ne du dëgg ñun ñi nga xam ne ñoo taxaw ñu ne dañuy wone ubbi bëtu sénégalais yi wax leen li nga xam ne mooy dëgg won leen li nga xam ne mooy la safaanoo ak dëgg pour permettre leen ñu mën a juger tranquillement parce que wax dëgg yàlla bi yëf yi doon xew fële ca Sweet Spa Beauté ba coow la ca topp ñun ñi kenn fekkewu ko waaye yàlla dafa defee ni dafa def ni ñun dañu féetewoo lu ñuy wax journalisme maanaam ñun dañuy saytu lu ñu saytu indil leen ko loolu mooy suñu liggéey moo tax mënuñu dem defi leneen lu dul nekk di càmbar waaye bu yàlla defee ngay càmbar coow lu mel nii coow Sweet Spa Beauté bi yàlla def la nga bokk ci ñi nga xam ne ñoo ko nar a leeral dafa war a fekk nga am dëgër laay lu bari nga am taxawu te it damay wax toujours Edmond Locard dafa ni qui sait ce qu'il cherche comprend ce qu'il trouve koo xam ne xam nga li ngay seet maanaam tey su ma koy faram-fàccal tey jii xale mun na tase wala mag sax mun na for benn bijou ndek bijou bi jamaa la wala leneen la mais comme xamul jamaa lu muy mel bu ko téyee daf koy foowee xamu ci dara mu mel ni tey par exemple benn journaliste simple journaliste boo xam ne xamul luy code de procédure pénale par exemple ñu ne ko ay policier ñu ngi doon wër benn sàcc jàpp nañ ko sàcc bi de démb 23 heures la nekkoon këram policier fëgg ko ñu ñëw jàpp ko journaliste bi joxe na xibaar mais xamul ni xibaar bii mu joxe heure bi loolu bu ñu ko mënee confirmer kenn koo xam ne xam na code de procédure pénale dafay wax ne ñii jàpp bi ñu jàpp sàcc bi dëgg la waa ji sàcc la mais jàpp bi ñu ko jàpp du jàpp bu légal parce que diggante 21 heures ba 5 heures 30 lépp loo xam ne nekkul flagrant délit benn policier amul droit dem ci këru kenn jàpp nit ki mais koo xam ne xam na code de procédure pénale da ciy sauter parce que loolu or la loolu c'est du luxe loolu mën na tax bu ci avocat duggee mu mën a annuler lépp li nga xam ne mooy procédure bi mais dafay fekk yow mi koy wax xam nga li ngay wax lan la xam naa ni ñu bëri nañ ne kii lan lay wax ni li may wax ni mooy coow la bëri na
surtout fan yi depuis coow audio bi jóg wax nañ leen commencé leen ne diw ci la bokk diw laale na ci coow yi ne fi kur ma wax ak yéen ma ne leen li may bañ mooy nit ñi ay nit ñu organisé wu dañuy bëgg infiltrer li nga xam ne mooy dëgg bi ñu jaxase ko ak li nga xam ne du dëgg bu ko defee bu ñu poussé ba ñu wax boole dëgg ak lu dëgg bu demee ba mu feeñ ni lii ñu wax du dëgg dafay mel ni dafa yàq lépp loo xam ne mas nañ ko wax te muy dëgg loolu mooy ñu infiltrer nu fexe ba loo xam ne du dëgg waxu kasaaw kasaaw la ñu dugal ko ci li nga xam ne mooy dëgg bi mooy lan mooy ba dara booloy jeex complot la ba dara ba àdduna bi di tukki Adji Raby Sarr dafa dóor ñële marteau ñële ñu utiliser ko mu dóor leen marteau bi ñu comprendre ne dóor na leen marteau li ñu ko diggoon defuñu ko dëgg bi mooy luñ leen waxoon depuis si njëlbéen bi ne leen lii tàppale la ak i tàppale la ak i tàppale la yemale ko fa bëri na ñoo xam ne laal nañ ci ba léegi kenn tudd leen parce que lépp xel la du loo xam ne nga wax ko loo xam ne ay épiphénomène ay nit ñoo xam ne dañu laale ci boor bi te amuñu implication directe ñooñu boo fi toppee di parce que am na nit ñoo xam ne nañ leen du leen ma sa oto wala ñu ñu waxtaan ak kenn wala añ nañu ak kenn kooku xamuloon lan mooy projet bi mais su ngeen toogee ñu ne dañuy dugal ñëpp ci saako bi keneen da ciy dugaale fekk ñoom seen règlement de compte personnel lañ nekk ñu xëy ñu ne la Babacar mi sax ay affaire am dafa doy waar diw ak diw ak diw ak diw fekk nit ñi problème de règlement de compte la ñuy jël nga dugal plus ngeen di ngandal affaire yi plus ngeen di dugal ci affaire finalement yëf yi dafay mel ni ndox dafay mel ni caaxaan alors que ñun dossier bu solide lañu am alors que ñun enquête bu sérieuse lañ def alors que ñun xam nañu ku ci laal ak ku ci laalewut malheureusement li ma doon daw li ma doon jéem a expliquer ñu bëri comprendre wuñu ko depuis démb Sénégal yëpp ñu ngi waxtaane mooy sama frère bi di Mollah Morgun rendez-vous bi nga xam ne jox na ko Sénégalais yi parce que ki ko doon informé nee na ko le 17 dinañu génne audio yi dinañu wax Sénégalais yi yëpp ñi nga xam ne dañ doon weddi dinañ leen won avant loolu fan yooyu ñu ci topp tudd nañ leen ñu leen général Moussa Fall moo def lii moo def lii moo def lii tudd nañ leen ki nga xam ne mooy soxnawu colonel Cissé muy Adja Ndiaye Sall koo xam ne jëkkëram dafa gaañu matagul sax 3 mois muy tëññ kooku ñu dugal ko ci réseaux sociaux yi di ko moomalee kër gi nga xam ne moom la Ndeye Khady nekkoon di leen gëmlu ni dañ ko jox xaalis pour mu dàq Ndeye Khady ñëpp topp ca loola ñu xëy ne leen général Moussa Fall moo def lii moo def lii moo def lii man waxuma xam naa lépp man waxuma diw ak diw laalewuñ ci dama ni man nañ ma indil ay éléments yoo xam ne man je pense que li ma xam ci dossier bi li ma am ci élément doy na mu sëkk pour ma bind ci livre doy na mu sëkk pour ma taxaw ma ciy wax loo xam ne kenn du ko dindi mais dama ne keneen ku ci am dara na ma indil loolu ba tey kenn indilu ma ko mais gis naa ni manipulation mu ngi doon ñëw gis naa ni ñu ngi doon glisser ay affaires yoo xam ne ça n'a rien à voir ak les nit ñi nekk ci seen règlement de compte wala nit ñi nekk di dugal ay éléments yoo xam ne suba dinañu mën a discréditer ak loola mais apparemment kenn comprendre ma wala boog ñi ma comprendre barewuñu man duma protéger képp koo xam ne da nga yéenal Sénégal fitna man duma la protéger képp koo xam ne da nga bokk ci li laale li rey fukki bakkan ak ñeent yi man duma la protéger man duma protéger duma ànd mukk ak koo xam ne fitna la bëgg ak reykat nit ak tuurkatu deret parce que loolu moom sama nature la jàmm rek laa bëgg te jàmm laa yéene waa Sénégal mais apparemment kenn dégguma tax na bi ma waxee loolu sama rakk bi di Mollah wax na nee na daf may expliquer ñi nga xam ne dañu piéger sama oto man joxe naa ci benn live fii maa ko jox suma numéro parce que man joxoon nañ ma numéro ma jëm ko contacter mais apparemment jàllut mais moom contacté na ma waxtaan nañu lu yàgg wax dëgg yàlla ba ma waxtaan ak moom ma ne ko Mollah da nga dugg ci domaine boo xam ne ñun presque ñaar fukki at ñu ngi ci biir dafa am lu bëri yow dañ la jox ay information yow enquête loo càmbaruloo dañoo yenu rek jox la
il faut nga mën a am maîtrise il faut nga mën a am distance il faut nga mën a comprendre pour nga mën a xam lii mooy dëgg ak lii du dëgg nga mën a jël le maximum de distance par rapport ak information yi mais bul jël rek nga balancer parce que boo jëlee lépp nga balancer dama ko ne da ngay mettre d'abord en danger ñi nga xam ne mooy sa source bu fekkee ne information bi vrai la mais deuxièmement dañ lay porter le combat yoo xam ne du sa combat moytu loolu parce que à l'objectif à la longue objectif bi ñu bëgg mooy discréditer ñun ñëpp mbas naa si waxtaan ak kenn ne ko boo nee da nga taxaw féetewoo wax dëgg fexeel ba bul ci dugal lenn loo xam ne fen la parce que bés bu ñu gisee ni fen la danañuy rejeter lépp loo masoon a wax te muy dëgg